parce que ci jamonoy corona bi bañ naa restez chez vous bu ko defee ñëpp dañu nekkoon seen kër ennuyé wu moom si la tijji groupe bi ne vraiment lii daal dafa bëgg retrouver toute la jeunesse ñu mu doon àndal ba mu nekkee xale retrouver leen pour ñuy waxtaan ensemble. macha allah ba mu créé loolu. vraiment macha allah affaire bi def benn boom boo xam ne nii il a retrouvé tous ses amis. ñoo xam ne gëj na leen gis gëj na leen dégg ça fait 40 ans 50 ans même grâce à WhatsApp groupe boobu panel boobu ñu tuddee ko panel doomu Castor pour le développement. Castor ñëpp nekk ci biir xale góor ak jigéen mag ak ndaw ñu nekk diaspora ak ñu nekk Sénégal ñëpp nekk ci biir ñu ciy waxtaan nag mu nekk benn retrouvaille bu doy waar. ñoo xam ne gëj nañ déggante ça fait 30 ans gëj nañ gisante ça fait 40 ans grâce à loolu ñu gisante déggante xel yi di daw nag ba ñu am idée ne non pourquoi pas lii duñ ko bàyyi nii mu nul quoi. On va essayer de créer quelque chose. muy maanaam defar benn association pourquoi pas. pour xool nan la ñuy defaraatee Castor. parce que Castor on a constaté que suñu papa yi lu ñu fi bàyyi woon mu ngi commencé détérioré wu. maanaam ça veut dire jumaa ji suñu papa yee ko defaroon. gis nañ ne depuis lors bien vrai que ñun xale yi ñoo ngi def ay efforts pour defaraat ko pour maintenir ko mais bëgg nañ ko daal vraiment defaraat ba mu mel ni mu meloon. terrain Castor ñëpp gis ne nu mu mel ba ñu juddoo ba tey nu mu mel ni noonu la mel. ñu ne pourquoi pas ñu fédérer suñu force ñun doomu Castor defal ko mu nekk stade municipal. marché bi la même chose. dëkkuwaay bi di marché bu siiw nag di marché bu. di marché bu doy waar boo xam ne nii mën nañ ne c'est la plus grande marché du Sénégal. waaw vraiment. mu débordement boo xam ne nii doy waar au niveau de Castor. gars yi conscient ne lii waruñu toog di seetaan. il faut ñu jug ñun doomu Castor xool nan la ñuy régler le marché. école Castor bi aussi la même chose. suñu mag yooyu si lañ jàngee ba tey ni amul dara lu fa changé. loolu yëpp ñu constaté que. war nañ ci jóg daal si dañu am idée ne dañuy defar benn association tuddee ko doomu Castor Derklé pour le développement. très bien doomu Castor Derklé pour le développement su ma fekkee dégg naa libellé bi. waaw moo di waa Castor a ngi ci waa Derklé ngi ci. déedéet du waa Castor ak waa Derklé parce que soo déggee moo Derklé bi parce que au début dañu waxoon doomu Castor Derklé. Derklé mooy ASC. ok ASC équipe de football bu nekkoon au niveau de Castor. soo xoolee ñoom ñëpp ils se retrouvaient autour de l'ASC Derklé. ba ñu demee ba ci biir ñu ne non lii ñu bëgg a teg soo ko yemalee ci Derklé rek di nga exclure ñenn ñi parce que am na ñoo xam ne ñoo ngi dëkk Castor ñoo ngi juddoo Castor. ñoo ngi màggee Castor. mais football ça les intéresse pas. donc nañ fexe daal ba def loo xam ne ni dina toucher tout Castor et environ. ñëpp gis seen bopp. parce que am na ñoo xam ne football intéressé wu leen. soo ne Derklé rek da ngay gis ne dañu ci génne seen bopp. parce que soo gisee Derklé bi parce que suñuy adresse Castor adresse bi Derklé moo ci nekk. waaw moo tax ñu jël moo Derklé bi. kon est-ce que Derklé moomul Castor. Derklé moomul Castor Derklé du ma d'accord ci loolu. du ma d'accord ci Derklé ngi toog de loolu dinaa ci ñëwaat. du ma ci d'accord boobu. aywa très bien. waaw waaw. loolu moo indi moo Derklé bi. parce que suñu adresse yi. Derklé da ci nekk. d'accord waaw. léegi pour être plus précis. waaw est-ce que mën nga maa defal délimitation géographique bu Castor. waaw pour ñu xam fan la Castor commencé fu mu yem. ku duggul ci biir foofu ñu xam ne fii dëkkul Castor n'est-ce pas. c'est ça. ok donc pour délimitation bi. soo ñëwee fii ci pharmacie Baye Niass. waaw pharmacie Medoune Thiam. waaw. pharmacie Medoune Thiam. nga jël rue 13 bi. yéeg ba ci banque bi. banque SGBS bi. nga xam ne car rapide yi foofu la ñuy tourner. pour dem xaar yàlla. waa commercial dañ la baal. waaw ba tey waaw soo tourner ci banque bi. mel ni kuy dem xaar yàlla. soo demee ba ci intersection bi. maanaam angle bu Mbaye Beye dëkk. su ma waxee Mbaye Beye gars yi dina xam ban koñ la. Mbaye Beye mooy le directeur mooy le DG du Ababacar Beye. koñ boobu mun Ababacar Sadikh Beye. koñu kër famem ok nga dugg koñ boobu. moom mooy dem jël ba terrain Castor. léegi terrain Castor soo ñëwee ba terrain Castor. da ngay wër terrain Castor. mel ni ku dem Xaadim Rasul. soo jëlee Xaadim Rasul wàcc mel ni ku dem ci marché bi. très bien loolu yëpp nag ñaata cité la bu
fekkee dégg ndax loolu cité daa yëpp xew nag. waaw loolu yëpp c'est très cité. 13 cité. 13 cité moo kon englobé ku dëkk ca Castor 14e cité bokkoo. ku dëkk 14 cité bokkoo à moins que ñu seetaat ko rek acca waaw. jërëjëf monsieur Doudou Sène mbokk yi dama ko laaj yéene kan waaye tegal na ma ci sax loo xam ne ndeysaan excès gu ma ci woon pour wax rek ni moom mii ñu fi woo macha allah maîtriser na sujet am te ñun loolu rek la ñuy wër koo xam ni li ngay wax xam nga ko boo ko waxee tam nit ñi danañ ci am njariñ danaa dellu si ci yow léegi nag ndax wax dëgg yàlla dugal nga ma foo xam ni man dama ca sawar muy jeune ak développement monsieur Keita yow moom bala maa ñëw ci li ma la doy dëgg-dëgg moom dafa mel dafa départ rek laal la ndax nee na seen association waa jooju ñuy wax WhatsApp moo ko jur loolu la wax moom wax ja leer na léegi nag moom WhatsApp moom dafa am yaay ja am maam ñoom ñëpp nag ka leen bokk meññ ba indi leen fi mooy li ñuy tuddee les technologies de l'information de la communication fi mu ne nii nag mi ngi yàqu xalaat waaw parce que bon ñun moom suñu xalaat nekkul xalaat boo xam ne dañuy c'est-à-dire ñun dañuy analyser bon ñun suñu liggéey nekkul si bon ajouter la colère à la colère la haine à la haine bon ñun meluñu noonu quoi parce que parents yëpp tiit léegi dañuy analyser seen technologie waaw technologie parce que ñun comme ñun dañ siy liggéey ñun dañ siy liggéey benn objectivité rek lañ si seet quoi c'est-à-dire ñun suñu ñëwee dañuy analyser froidement la situation xool lu si jëlee ñu jël ko lu si jëlee ñun ñu bàyyi ko quoi parce que lu jamono andi la comme jamono andi la nit ñaa ngi siy utiliser nit ñaa ngi koy utiliser am na ñu si def lu baax am na ñu si def lu bon donc ñun suñu analyse si foofu la dellu quoi loolu moo tax sax ñun suñuy wax ñuy wax civilisation du digital parce que digital boobu pour expliquer digital bi sax parce que digital si électronique la jógee électronique dafa am lu ñuy wax digital ak analogique analogique mooy yu njëkk yi li nga daan gis rajo yi suñu maam yi daan yor rek loolu mais léegi digital moo xew parce que digital ak électronique li leen ak kii analogique li leen wutale digital dafa précis électronique bu précis la moom mooy téléphone portable yi ordinateur yeeg tablette yëpp du laal ci genn fil voilà du laal ci benn fil am na ay circuit ci biir ak yooyu yëpp moom moo gën a précis loolu mooy digital lu tax na ñu wax civilisation parce que civilisation la parce que dafa am ay àdduna boo xam ne àdduna bi ñu nekk nii mooy le monde concret dañuy dund ni la interaction mais digital bi aussi monde la parce que monde la parce que yow ni nga nekkee fii da nga nekk fii di dund am nga profil boobu nga am nekk ci Facebook yow la mais yow la dans le digital c'est-à-dire tu vis dans le digital mais da nga am profil Facebook am profil WhatsApp te pourtant profil boobu yow sooy nelaw xam nga sooy nelaw profil moom day continuer di fonctionner yow la mais ci beneen monde parce que monde bi soo fiy ñëw sooy ñëw ci monde bi foo jaar ci wéjur ci sa da nga jaar say wéjur nga ñëw fii ci àdduna foofu ngay duggee ci àdduna bi yàlla andi la mais monde boobu ñun suñu fay dem ci écran la ñuy jaar c'est-à-dire porte boobu mooy écran parce que monde bu nekk dafa am porte quoi. nu ma leen ko mënee expliquer maanaam buntu àdduna mooy ndey ak baay. mooy dund waaw. buntu li ñu naan digital mooy écran nga dugg dem. voilà mooy foofu ngay duggee dem soo duggee da ngay dem ci monde boobu di interagir ak ñeneen di wax ak ñeneen. di def ay vocal. di bind. di poster ay vidéo di def télé. donc tu es dans le monde du digital. c'est comme par exemple. je peux vous expliquer kon ñun mënatuñ ko muñ. parce que c'est une dimension. boo xam dafa nekk dimension nag suñ ko waxee moom mooy comme par exemple ñu ne gént xam nga gént dimension la mais ci nelaw ngay jaar pour dem ci dimension boobu loolu pour expliquer dimension quoi pour nit ñi comprendre la dimension du rêve c'est ça dimension bu nekk dafa am réalité bu fu nekk parce que fii soo fi nekkee tu as besoin de maanaam mënee su la gént te nelawuñu te nelawuloo waaw mun nga sax janeer quoi mais gént dëgg-taan balaa ñu koy wax mu nelaw la quoi donc yow soo nekkee fii ci àdduna bi fii lan nga soxla oxygène pour noyyi soo demee si digital bi nag ay bouton nga soxla pour fonctionner parce que day bës ay bouton da ngay bës fenn yóbbu la feneen mais sooy rêve nag moom xam nga soo nekkee si rêve moom rêve beneen dimension la parce que rêve amul temps amul espace c'est-à-dire yow soo nekkee si gént lu tax ma ne amul temps parce que ngay gént nekk daaw nekk ren nekk lu ñëwagul sooy gént da ngay nekk xale nekk mag c'est-à-dire temps tënku la fa espace tënku la fa mais soo ñëwee fii si àdduna bi soo bëggee dem Castor foog nga dox c'est-à-dire da nga jaar ci benn espace te pour dem Castor foog nga def benn temps donc tu es régi par le temps et l'espace. Mais dans le rêve tu n'es régi ni par le temps ni par l'espace parce que rêve da ngay tëb fii
dem France nga gént dem États-Unis gént nekk màgget gént nekkaat xale. donc gént am ay milliards. gént nekk ay milliards gént pauvre. donc tu vois que donc dans le digital aussi pour ñëwaat ci digital bi aussi c'est un monde. mais un monde boo xam ne loolu moo tax ma ne civilisation monde boo xam ne nu ñu fay nekkee. ni ñu fay nekkee soo fa nekkee da ngay am da ngay bës ay affaire di seetaan. nga ne Sénégal laa bëgg gis wala nga ne màkk laa bëgg gis bëgg naa seetaan ñu julli màkk bëgg naa seetaan aji màkk ngay seetaan wala nga ne bëgg naa wax ak sa benn xarit nga wax ak moom da ngay interagir. c'est ça voilà léegi nag bala ñuy gën a xóotal dëgg-dëgg laaj bi ndax loolu nga sax mooy quintessence su thème bi. moo di digital boobu bi mu ñëwee. normalement dafa doon a dimbali. maanaam ñëw am lu mu fi fekk. d'ailleurs moo waral sa énoncé bu yaatu bi nga def ci civilisation. léegi nag suñu maam yi bi ñu fiy nekk. ñoom lii amul woon. bu ñu yëglee dañuy takk lu fas. wala ñu bind aw kayit jox nit mu def ay weer. ñu jékki-jékki rajo ñëw ñu jékki-jékki télé ñu jékki-jékki téléphone ñu jékki-jékki yu ne ñëw ba mbir mi gënoon a yomb. sama laaj mooy est-ce que moom digital yi bi mu yegsee nga xam dafa waroon a gën a yombal yépp ndax objectif am atteindre na ko bu baax la. objectif am na côté yi mu ko atteindre am na côté yi nga xam ne yàq na par exemple digital andi na par exemple ñun ñii tey jii bon yow yaa ngi nekk fii di wax ak say mbokk yoo xam ne dañuy dem France. dañuy nekk France wala ñu nekk feneen. waa Italie yaa ngi Italie yaa ngi wax ak ñoom te li ngay c'est soo ko xoolee saa yu la neexee da ngay wax ak ñoom c'est-à-dire sédentarité maanaam namante boobu ñu doon am sax soo ma namante bi presque dafa xaw a dañ quoi parce que bés bu nekk yaa ngi jàkkaarloo ñuy di wax ak ñoom lu xew mu nga lii yow ko yëpp ko léegi donc yooyu am na ay avantages. yaa ngi mën a créer association yaa ngi mën a créer association léegi par exemple bu njëkk ba télévision comme yéen télévision bu ngeen am nii télévision pour am ko c'est très difficile bu njëkk ba su fekkee télévision hertzienne yi rek. mais léegi chacun peut avoir sa propre chaîne sur internet donc il y a des avantages. quoi qu'on puisse dire am na ay avantages am na yeneen ñu si nekk am na ñu siy jaay di si jënd gis nga bu njëkk ba basin riche su ko bëggoon mais ñaari rek ñoo ko doon jaay. mais léegi dama si internet nga tapé basin riche téeméeri nit ñooy taxaw sa kanam di jaay basin riche ak seen numéro de téléphone. soo la wooyee léegi ñoo andil la basin riche bi sa kër waxuma ne nga dem fa de nga jaayaat ko yow c'est-à-dire donc quoi qu'on puisse dire am na ay avantages bon dinañ ñëw nag ci li nga xam ne. am na yàq nag yàq yi nag. nit ñi fu ñu ko xalaat. jéggi na foofu. nañ ñëw si loolu. jërëjëf monsieur Keita merci Mouhamadou Rassoul Keita di ko xam ne macha allah sujet moom itam gis ngeen ni mu ci xuusee mu mel ni li muy wax xam na ko xam naa laajaguma ko laaj bi sax waaye jàpp naa ni lii muy wax moom yemul ci boppam mais mi ngi koy jàngale nag waaw parce que li muy wax macha allah maîtriser na ko jërëjëf dinañ dellu si ma dellu Castor waaw ma jógee Pascos dellu Castor ayca cheikh bi wan nga ma fi Castor yam samp ngeen benn mbooloo pour wax dëgg yàlla dimbali Castor samp ngeen mbooloo dimbali Castor war ma fi Castor yam kon mooy yéen da ngeen a jóg nekk Castor ngir Castor loolu moom wax ji leer na nañ moom ban acte ngeen njëkk a posé bu dee am na. waaw parce que association bi ñoo ngi ci procédure bi pour teg ko amaguñu président amaguñu bureau bi monté guñu ko. nekkagul lu légal daal. nekkagul lu légal mais mbooloo ngeen. mais mbooloo loo xam naa ni taxaw na. on a nommé un coordonnateur. macha allah qui s'appelle Badou Thioune. actuellement nii mooy coordonner toutes les activités de Doomu Castor pour le développement. grand yi jox ko confiance ne ko en attendant. kon moo la yilif ci mbooloo. moom moo yilif ci mbooloo. c'est ça moom moo yilif. donc par rapport ak ñun. jeunesse bi soo gisee suñu implication. parce que man dama am chance yàlla def ma bokk ci groupe WhatsApp boobu suñu mag ñi créé woon. ak samay yeneen moroom jeune. ñu nekk ci biir di déglu parce que man lu ma tax ma dugg ci groupe bi parce que man je suis le secrétaire général de l'ASC Dexale. je suis le secrétaire général de l'ASC Dexale ça fait maintenant 5 ans 6 ans. waaye du Derklé. du Derklé bokkul ak Derklé beneen affaire la quoi bokkul ak Dexale waaw léegi ba ma nekkee secrétaire général ma toog def benn constat ma gis ne ASC Dexale vraiment équipe bu mag la au niveau du Sénégal àdduna bi foo ne Dexale rek ñëpp dañ naan yi équipe bu mag boobu ma ne ok maintenant je vais essayer de voir
comment faire pour ñu retracer l'histoire de Dexële bind ko defar palmarès bi defar histoire bi yëpp bind ko. loolu yaa ngi yem ci aspect sport bi. aspect sport bi. fa nga yemoon foofu laa yemoon. ba ma demee bay laaj yenn conseil grand yi yu nekkoon ci Dexële. suñu mag maanaam ñoom Mansour Mbodj. Mansour Mbodj sax laa njëkk approché. ma ne ko grand dama am benn projet. ça veut dire dama bëgg retracer l'histoire de Dexële. ça veut dire palmarès bi. mu ne ma Doudou lii nga bëgg def nii lenn rek laa gis ne soo fa duggee lépp loo soxla ci Dexële di nga ko am. parce que ñun actuellement ni dañuy créer benn groupe WhatsApp pour dire que importance su TIC boobu. macha allah dañuy créer kon damay tàcc. waaw mu ne ma ñun grand yi am na benn groupe bu ñu créé. ñu tuddee ko doomu Castor xanaa yëgoo ko. ma ne ko non man yëguma ko. mu ne naa fexe tout ba nga dugg ci groupe boobu. très bien groupe boobu soo fa duggee lépp loo soxla ci Dexële di nga ko am. très bien kon dugg nga ca groupe ba jël nga information yi ya nga soxla. ma dugg léegi nag ban acte ngeen fi defagul. ma dugg léegi jeunes yi. ma gis ne dañu foofu ñu ngi fay waxtaan lu important. te jeunesse bi gisuma ci seen présence. ma ne non comment se fait-il que ñu bëgg développer Castor di waxtaanee Castor. waa Castor yëpp nekk ci benn panel. ñu wax ko groupe WhatsApp. ñu nekk diaspora ñoo xam ne pour te dire avant muy judd sax ñoo xam ne mosuma leen gis seen tur rek laa doon dégg au niveau de Castor. seen tur rek laa doon dégg mais loolu def na tey ba tey dañuy déggante. te mosuma leen gis pour te dire actuellement ne mosuma leen gis. mais ñoo ngi déggante ñoo ngi gisante par rapport ak WhatsApp boobu. waaw grâce à TIC bi. ba ma constaté que le présence jeunesse bi foofu. dafa faible. ma am ay grands yu ma conseillé ne ma Doudou il faut ouvrir un autre panel parallèle parce que groupe WhatsApp y a un nombre limité. ok y a un nombre limité bu ci nekk. waaw ñëpp mënuñu ci dugg. loolu technicien dina ci ñëw. waaw ñu conseillé ma ne ma Doudou il faut ouvrir un autre groupe. nga tuddee ko doomu Castor la jeunesse. d'accord. ba ma ko tijjee jeunesse Castor yëpp parce que comme mu la ko waxee léegi yàlla dafa def chance ma nekk ci mouvement associatif yi au niveau de Castor ci ASC yi ci daayira yi ci mouvement yi associatif yëpp maa ngi ci. yàlla def ba mu ko tijjee affaire bi def benn boom. xam nga ndaw moom lu mu bokk waaw moom. jeunesse bi yëpp dugg ci ne non lii kat lu rafet la grand yi lii ñu bëgg kat ñoo ngi ci à 100% lépp lu ñu bëgg au niveau de Castor nous sommes prêts à les accompagner. ba si la ñu am benn idée mooy temps yi corona bi ñëpp gis nañ ne pandémie bi. effet yu muy def au niveau du monde au Sénégal actuellement nii. ñu def constat xool ne au niveau de Castor temps yi la dañ doon constater chaque 2 jours 3 jours day am décès. chaque 2 jours 3 jours suñu benn papa gaañu wala suñu benn yaay gaañu wala suñu benn sœur gaañu. xamuñu lan la. gars yi nekk ci panel bi chaque jour daal suñuy commencé di waxtaanu àdduna rek. ñu tàgg ñu benn dëj. gars yi ne non attends il faut ñu xoolaat suñu bopp ñun Castor. parce que décès yi daal c'est pas normal. léegi nañ def benn campagne de sensibilisation. ok. nañ créé benn campagne de sensibilisation di joxe ay masques ay gel pour conscientiser la population de Castor. bañ a bokk rek ñi naan diw faatu feebar bi na amul corona la ñu naan déedéet man sama papa corona rey ko. merci. waaw gars yi conscient daal ne non nit ñi. lii y a quelque chose quoi. très bien parce que chaque jour yi day mort là y a am na quelque solo. chose. nañu organiser benn campagne de sensibilisation. bañ ko déclenché ñun jeunesse bi ñu porté ko. ñu ko gars yi àll ñun jeunesse bi nous sommes disponibles et prêts à faire ce boulot. si lañ ko porté nag en 2 jours grand yi envoyé du matériel. macha allah de l'argent. tout ce qui s'ensuit ñu nekk diaspora ñu nekk au Sénégal. ñëpp mobilisé wu. unis ñu ne jeunesse bi ayca vous allez porter ça. ñun jeunesse bi ñu organiser wu. comme nu mu ko waxee sànq. Castor du dëkk bu ndaw. Castor kese. Castor kese. pour le moment. Derklé bokkul. Derklé bokk bi ñun jeunesse ñu organiser wu. ñu diviser Castor en 13 cités. très bien. ñu diviser Castor en 13 cités. mooy 13 cités yi fi am. mooy 13 cités yi fi am. ñu ne liggéey bi il faut ñu def ko de façon professionnelle. waaw parce que il ne suffit pas juste de donner des masques et cetera et cetera te doo maîtriser ton sujet. très bien. ñu diviser Castor en 13 cités. chaque cité ñu ut fa benn représentant. macha allah benn jeune.
yow par yéen exemple defar seen organigramme defar toog. suñu plan de travail boo xam ne nii bu doy waar sax góor. pour te dire que Castor rek ay xale yu dynamique ñoo ah fa nekk vraiment. yu intelligent Aha. ñu diviser Castor en 13 cités ñu ne chaque cité day am benn représentant bu ko defee chaque représentant va recruter 10 volontaires très bien. ça va faire 130. 130 waaw jeunes yu taxaw disponible grand yi envoyé ay masques ay gel et beaucoup d'argent macha allah. ñu jël yooyu yëpp boole ko ñun jeunesse bi defar ay kit bu nekk ñu def ci 15 masques benn gel benn eau de javel benn savon macha allah. bu ko defee si ñaata kit à peu près. à peu près 800 kits ah très bien. parce que chaque cité on a le nombre de maisons pour chaque cité ah ngeen fexe kër gu nekk dara dugg fa. ñu fexe ba kër gu nekk benn kit dugg fa pour commencer. pour démarrer macha allah. ñaata la ci état bi joxe sëñ Doudou. état bi pour te dire état bi Doudou waxal rek nag. waaw Doudou. état bi joxewu ci dara nag pour Doudou dire la waxal Doudou, pour Doudou. dire la vérité état bi joxewu ci dara à part l'autorité qui est le maire ah waaw parce que doomu- soo nee état mën nga wax le maire ah moom en tant que doomu Castor. en tant que pas en tant que doomu Castor mais en tant que maire de la commune Dieuppeul Derklé ok. parce que nous sommes dans la commune de Dieuppeul Derklé ngeen gis munoo ko fi moom def mu munoo xam ne fi lu def baax la mu munoo fi def benn activité te moom impliqué wu ci ndax am na beneen doomu Castor bu nekk kilifa ci réew mi bu ci bokk. waaw comme doomu Castor bu nekk kilifa nekk ci Castor mun neen citer Ababacar Sadikh Bey ah directeur du port. directeur du port ok qui est un doomu Castor très bien. donc moom aussi def na ci participation macha allah. ak yeneen doomu yaa ngi Castor tudd ñëwoon ci biti tamit. ñëwoon ci waa xaw ma. diaspora bi waa diaspora bi soo tuddee ku mel ni Bakary Ndiaye Lokot ñooñu soo leen tuddee rek Lokot man mi daan fa ba. Lokot pas Lokot boobu ah d'accord pas Lokot boobu bi il s'appelle Amsata Fall très bien. moom si grand Castor yi nekk kon daal au su niveau ma de la déggee diaspora. mooy dajale ngeen ay nit. waaw ñu am cawarte. C'est ça. dajale ngeen tamit alal. mais lépp da ngeen ko delloowaat ci askan wi. mais da ngeen a tànn fii metti dëgg muy Covid bi ngeen def ko fa. c'est ça seen journée boobu ban impact la am pour yow bala may jàllaat ci. monsieur Keita. vraiment pour dire journée boobu am na impact parce que mobilisation boobu ñu gis keroog mercredi passé je peux dire c'est la première fois ma gis ko au niveau de Castor macha allah. jeunesse ñoom ñëpp jug unis la main dans la main def ko sans demander quoi que ce soit xam ngeen ne jeunesse pour liggéeyloo ko surtout suñu jeunesse bi parfois soo leen tegul dara parfois du ñu am volonté mais Castor am neen chance boobu suñu décidé ne lii dañ ko bëgg a def dañ koy def ak fulla ak fayda kon Castor mën nañoo àndandoo doon mbooloo. waaw sama waa ji nag mbooloo jamono bii fu mu mën a dajaloo bari rek mën na am récupération politique. dëgg la gars yi dañoo soxla kàddu yi nag. dëgg la mbaa loolu yéen a ngi koy bàyyi xel. loolu ñu ngi koy bàyyi xel parce que suñu soo gisee suñu statut yi on a dit apolitique laïque et à but non lucratif macha allah maanaam yéen du ngeen politique. duñu politique kenn du fa wax waxu ngëm. kenn ku ne la ngay gëm ko te dem. merci te it suñu li nu moom buñ ko jaayee ci association bi lay dellu ñun jaay ñu jënduñu. jaay ñu jënduñu jërëjëf tegal sa baaraam ma dellu si. sama sëriñ dafa mel ni kontaan nga de. waaw vraiment nouvelle technologie bi pour ne plus dire nouvelle comme nee nga bu ñu waxati nouvelle njëriñam bari na benn rek mooy mi ngi nii bala ñuy développé waat sax ci tomb bi ma la bëgg a dugal ñu sargal nag fi sama waa ji daanele di monsieur Sène koo xam ni ci ñun la bokk nekk fii ci télé bi di fi def liggéey bu rafet di Momar Prosper Gueye mi nga xam ne moom mooy suñu technicien en son yaakaar naa ni bu fekkoon damaa laaj doomu Castor nan lay mel ñu ni ma ni Momar lay mel rek kon xam naa ñu gis ñëpp Momar xam naa ko ci fuggam xam naa ko ci bëgg liggéeyam xam naa ko ci gëm ko mais xam naa ko ci aussi privilégié xam-xam fi ne lu muy def même buy weranteeg yow ci xam-xam la koy teg ba keroog mu lay man wala nga koy man waaw loolu tam yaakaar naa kon c'est le moment ñu gërëm ko ci lii ndax keroog rek mi ngi wax ni dëgg-dëgg ci la bokk invité woon nañu nag programme yu chargé moo tax teewuñu mais am na équipe bu ñu fa teewaloon élément bi sax incha allah fan yi dañ leen ko tegal beneen bi ci des kon ñu nuyu grand Mansour Mbodj grand Cheikh Sarr ñu nuyu ko sargal sunu papa ya sunu yaay ya góor ñeeg jigéen ñi soxna yi ndax am na ci loo xam fokk ñëpp jàpp rek mu soog a dox maa ngi dellu si Doudou monsieur Keita technologie yu bees yi am na njëriñ
benn gi duñ ci dellu si waat ndax liñ ci wax yaatu na trop technologie yu bees yi est-ce que njëriñul damaa gëj a gis sama morom naa ko vocal mu delloo ma ko damaa gëj a gis sama morom naa ko xaw ma snap am na nu ñu koy waxee noonu daal ser si snap seen yu bees yooyu ñuy wax est-ce que foofu rek la war a yem wala war nañ cee mën a liggéey leneen loo xam nag dina jëriñ sax am réew. si mën nañ si liggéey lu bëri parce que dafa am leen lu am solo mooy mbokk mi wax na leen loo xam ne par exemple ni ñuy dajee si WhatsApp boo wax ba li judd foofu dafa am leen lu am solo parce que ñun moom nag dafa mel da nga ko war a décorer. waaw dinaa ko décorer bu baax sax waaw dinaa ko décorer dafa am leen lu am solo moom mooy histoire par exemple ñun suñu maam yi xam ne seen histoire suñu maam yi seen histoire dañ ko bind si livre bon man mii par exemple man sama maam peut-être kenn man maa ko xam ak sama waa kër bon ñu bëri am na suñu maam yi ñu si gën a siiw mooy ñi nekkoon kilifa diine ñi nekkoon ci politique bi ñoon bind nañ seen histoire nettali nañ ko bàyyi ko fi mais man mii sama maam wala yow mii sa maam directement peut-être sa maam wala sa nijaay ak yooyu moo ñu koy nettali du dëgg mais gis su fekkee dégg naa la da nga maa bëgg a wax ni ma tey jii boo ni woon Modou Fall sunu chargé de production bi boo ko ni woon kuy sa papa dina ko wax kuy papaam dina ko wax mais boo ne ko ku ko jur mu waaw day am problème loolu moom bari nañu loolu bëri na loolu àdduna bi yëpp presque ñi si gën a siiw ñi rek mais ñun ñi gis relation la am ak relation bu ma bëgg mu àndi moom mooy gis que ñun ñi nous sommes en train de construire notre propre histoire xam nga fan lañu ko construire dans les réseaux dans les réseaux xam nga lan moo tax parce que li ñuy def si réseau yi day des maanaam li ngay wax si WhatsApp par exemple WhatsApp am na benn jour vocal woon nga fa benn jour dafa ñëwoon nañ fii def émotion teelal lan le 24 août defoon nañ fi 24 août boobu émission boobu soo ko defee dañ koy bàyyi si internet day des dans 40 ans dans 50 ans l'émission sera toujours là-bas dañ koy conserver donc les individus li ñuy def si internet maanaam nga dem benn añ nga publier añ bi def ko profil wala nga def ko kii ni ñu koy waxee sax ni ñu koy wax si WhatsApp statut nga def ko statut mais tout ça ça reste gis nga ëllëg dans 100 ans dans 50 ans suñu doom yi dañuy démarrer si réseau bi di seet ñun lan lañ fi nekkee woon c'est que moo tax ma ne ñu sommes suñu maam yi amuñu woon chance boobu mais nous sommes en train de construire notre propre histoire mais dans le réseau loolu laa bëgg wax quoi moom mooy li ñuy wax nii yëpp ak li ñuy def nii nga def nii si benn affaire wax nii benn affaire ñu ne am na benn politicien boo xoon lii keneen tontu na ko am na kenn koo xoon lii mais loolu si ay serveur lañ koy denc serveur yooyu est-ce que ñun am nañ si accès ñun amuñu si accès affaire boobu du réer loo wax loo def day des foofu te su fa desee wallahi daf fay des dans 50 ans dans 100 ans nit ñi dañ fay demaat di xool ñu doon dund si 2020 corona ba mu amee comment ils se sont comportés les journaux yi bind la lañ doon wax werante bu si amoon docteurs yi ba ñu doon publier wallahi nit ñi dañ fay demaat di ko xool c'est-à-dire nous sommes en train de construire notre propre histoire qui sera palpable loolu moo ñuy différencier ak suñu maam yi. Macha Allah. C'est ça qui va nous différencier avec nos ancêtres. Nous sommes en train de construire notre propre histoire. ba pare dafa am leen lu si am solo moom mooy dafa am technologie boobu dafa am lu mu andi moom mooy li ma wax sànq adduna yi dañuy duggante parce que adduna boobu parce que yow sa profil xam nga man sama xale yi may jàngal xale yi may jàngal dama leen di expliquer affaire rawaat ñu ne nit ki dafa am rawaat dañ jàpp rawaanam waaw xam nga kilifa ni koy wax dañuy jàpp rawaanam ma ne lan ko mën a expliquer moom mooy sa profil WhatsApp wala sa profil Facebook mun nañ ko pirater te yow pourtant yaa ngi nelaw yow nga dañuy pirater sa réseau def sa photo def leneen wax li nga sa bëggul def ñu def ko si noonu la ñu mën a jàppee aussi sa rawaan quoi c'est que dama leen di woon adduna yi nu mu waaw dama leen di woon adduna yi parce que man ñun dañuy defar analyse da ngay ne adduna yi nu ñu duggantee léegi monde yi dañuy am ay interaction seen diggante c'est-à-dire monde boobu nga xam ne virtuel waaw day am effet dans le monde réel c'est-à-dire da ngay bës benn bouton foofu bouton bi andi la ci adduna bi lan laa la koy expliquer mooy da ngay dawal sa oto nga yore GPS xam nga GPS si foofu la nekk si virtuel bi la nekk da nga koy gis mais daf lay yóbbu si benn endroit bu réel bu am boo ko toppee lim la waaw daf lay topp foo xam ne am na da nga fay dugg si biir di dem c'est-à-dire donc ñaari adduna yi dañ duggante adduna virtuel boobu ak adduna boobu ak adduna bi ñu nekk dañ duggante
Par exemple, d'ailleurs bokk na ci baal ma bokk na waaw. ci li monsieur Sène wax léegi waaw dafa def benn vocal rek waaw ñaari fan kese ay millions ñëw ay millions ñëw. continuer donc ces deux mondes là parce que man su ma koy wax dama koy analyser en tant que kuy liggéey ci virtuel mais dama koy analyser en tant que croyant en tant que ku jullit waaw parce que man dama ne parce que entre le hayb et le shahada parce que ñun ñii ay nitu hayb lañ ay nitu shahada lañ en même temps parce que ñun ñëpp dëkkuñu fii ñun hayb lañ jóge ñëw fii maanaam dañoo fàddu woon dañoo fàddu woon te fi mu ne après teew ñëw nañ ci fii teewe mbir yi donc nag ñun kon àdduna bi ndekete ay fànn yu bëri la mag ñi ñun ñëpp jàngal nañ ñu mag ñi dañuy nekk fii nekk fële en même temps mag ñi dañuy nekk fii nekk fële parce que jëm si yàlla xam nga soo jëm si yàlla da ngay dem si jaar si bàmmeel ngay jaar su fekkee da ngay dem si monde virtuel si écran ngay jaar mais am na lu Cheikh wax Cheikh nee ne wasamaa itaal sil xubuk nee na xubuk yi nee na ay yoon la yu ñuy demee si yàlla c'est-à-dire soo dem si yàlla mën nga jaar si bàmmeel mën nga jaar si xubuk yi ñi jaar si xubuk yi nag dañuy dellu si waat loolu waa Batil leen nañ ko macha allah jërëjëf ci analyse bi am na solo su ko defee xam naa waxtu waa ngi avancé loolu nag sama gars yi moom daanaka duñ la may dara bu defee lu néew ñu signalé la maa ngi dellu si monsieur Keita parce que wax dëgg yàlla foofu ngay xuus moom baax na nit ñi xam ko c'est trop technique nag dinaa ko wàcce tuuti mais baax na nit ñi xam ko surtout yow ak sa collègue yi nga xam ne yéen a ngi ciy liggéey da ngay yor benn outil boo xam ne ndekete mën na laa xamal yàlla te doo ko yëg lu am solo nga def nii danaa ciy dellu si waat xaas Doudou Castor kese waaw Castor rek loolu moo xam naa Momar moo xam naa loolu lay bañ a dégg moom Castor rek kay allez Castor kese macha allah idée bi nag baax na waaw idée bi baax na loolu nag maa koy lancé solennellement nii monsieur Doudou Sène toog fi toogal mag ñëpp monsieur Mamadou Mbodj ak sunu papa ak yaay ñoom ñëpp ñoom idée bi ñu sànni benn idée la boo xam ne mi ngi ci jaww ji mbokk yi maa ngi leen di wax ni bépp jeune na fexee capté bii def ko ci goxam dañuy faral di wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bee ko gën coronavirus lañu wax Covid 19 kilifa yi koy xeex dem nañ ba seen xam-xam même bu ci jeexul it daanaka xamatuñ fu ñu jëm bu ñu la waxee defal li tey seet boo léegi ñu la defal lee loo xamul noo koy saafara li wolof naan taal boo xamul fu muy tàkke uppal rek fu ne loolu la ñuy def ñoom it ñu leen di jaajëfal leen massawu coono li ci des kon ñun la jooju nag moom la waa Castor 3D def kon na ko ñëpp roy nag ku nekk defar sa gox dëkk bi daal di jag 13 cité àndandoo na ne yeneen 13 cité àndandoo ñeneen àndandoo très bien léegi buñ ko gënee yaatal journée bi macha allah ñi ngi leen ci félicité dégg nañ écho yi d'ailleurs sax ñun ñii jot nañ ci kit yi ñu ngi leen ci jaajëfal bu baax lan mooy seen objectif bu gën a yaatu jóge nañ ci journée bi ndax def nañ journée bi jag na rek nañ toog wala bu ëllëgee dañ naan nañ dem defar jàkka ja jag na nañ toog wala lan mooy dans l'ensemble seen objectif yéen waa Castor waaw suñu objectif daal mooy développer Castor kese soo nee développer Castor kese waaw soo nee développer Castor nag dafa am ay infrastructure yoo xam ne ni dafa nekk au niveau de Castor waaw gannaaw infrastructure yooyu aussi dafa am sur le côté éducation ak formation parce que Castor dañuy constater ay école ay daara ay yeneen mbir cadre de vie bi aussi yooyu yëpp c'est Castor soo nee développé ak yu mel noonu xale yi ñuy fooy espace bu xale yi di foowee soo nee développé Castor dafa am ay effets yoo xam ne du il faut nga laal ko parce que Castor dañu am benn symbole boo xam ne nii mën nañ ne au niveau du Sénégal c'est la plus grande mosquée de Dakar muy jumaa Castor suñu waajur yi defar ko teg ko suñuy loxo ñu war ko maintenir war ko defaraat ba vraiment ñun suñu demee fekk suñu waajur yi duñu rus maanaam daal boo bëggee tënk mooy yéen da ngeen a bëgg a téye seen ndono merci doxal ko seen bopp téye suñu patrimoine defar ko de telle sorte que suñuy doom yi suñu ñëwee den fi fekk benn bien marché bi sànq maa ngi la koy wax c'est vrai que marché bi c'est la plus grande marché de marché Castor jaxasoo na jaxasoo boo xam ne
pour te dire si panel bi. foofu am ngeen fa pexe yéen. chaque jour ñu jooytu ko chaque jour ñu jooytu ko mais ñoo ngi ci pexe yi pour xool nan la ñuy def parce que. pour mu jóge fa wala pour mu. pas pour mu jóge fa sax mais pour ñu encadrer ko. pour ñu organiser ko. parce que dañuy lal bay lal ci kaw. dañuy lal bay lal ci biir koñ yi. moo ngi débordement boo xam ne ni vraiment ça nous dépasse nous les habitants de Castor. te yuuxu nañ ko fépp. mairie bi ministre bi yuuxu nañ ko fépp. mais on voit que amul benn amélioration. keroog ñoom am nañ ci masque. dugguñ fa nag. mais dinañ fa jël benn jour dafa jaxasoo pour gérer ko dafay day compliqué. ñoo ngi xool sax nan la ñuy def ba encadrer marché bi. chaque entrée du marché ñu teg fa benn. très bien lava. benn bërigo pour lave-mains. raxasu. waaw kay. parce que yooyu yëpp jënd nañ ko pour te dire que tout le matériel est là. léegi ça reste juste ñu organiser ñun les jeunes xool nan la ñuy avec l'appui de la mairie. incha allah. mu jàppale ñu xool nan la ñuy def ba encadrer marché bi. entrée bu nekk ñu teg fa benn lavoir. loolu ñu ngi ci réfléchir. est-ce que yéen a ngi xalaat communication bi dem ci télé yi dem ci rajo yi. ñu mel yooyu ni yëpp Habiba TV partenariat pour mbir mi gën a fës nag. pour te dire rek même lu mu ñëw fii sax je suis venu à l'improviste. parce que mooy maa la koy wax léegi. mouvement bi sunu waa ji de moo ne moom faw. waaw Castor 3D ñëw. waaw parce que jeunesse bi actuellement nii dañu Omar waaw moom dañu taxaw boo xam ne nii vraiment ñoo ngi booster quoi. mais yooyu yëpp mu ngi ci yoon bi. suñ ko structuré ba teg le bureau. incha allah di nga gis liggéey bi dina gën a feeñ. dina gën a fës. macha allah. c'est pour dire rek Castor dañu jóg pour développer ko. très bien jamono bii ñu toll nii nag. yan gàllankoor nga seetlu. ba ngeen dajaloo ak léegi ak li ngeen bëgg a def. lan mooy seen frein bu fekkee am na. suñu frein mën naa ne amaguñu frein actuellement nii. ak yéen a ngi dox. parce que suñu mag ñi dañuy jox confiance totale. nañu vraiment par rapport ak action bi doxal leen te ñoo ngi koy doxal vraiment macha allah. te ñoom ñu ngi leen teg bët. ñoo ngi ñuy teg bët. ñoo ngi ñuy surveiller. ñoo ngi leen di rendre compte lépp lu ci war dinañ leen rendre compte après. très bien waaw. ñaata million ngeen dajale def ko ci ak. waaw defaguñu situation bi nag mais pour te dire rek Castor mobilisé na xaalis bu bëri. parce que tudd nga fi ay ponkal de tudd nga fi maire. waaw tudd nga fi directeur u port. port bi nga xam ne ci port yi ëpp ci Afrique la bokk. waaw nee nga dugal na ci loxoom. tudd nga waa diaspora. ñoom ñëpp xolo millions yi. waaw damay bañ dugg ci benn détail boo xam ne ni après. mooy loolu. doo ci génn parce que soo defagul situation bi. mën na koo génne yenn chiffres yi. mais pour dire rek ñoom ñëpp nga tudd noonu. jàpp nañ ci. ak ñeneen ñoo xam ne ni aussi ay doomu Castor lañu. nekk fii au niveau de Castor. di daan seen doole. très bien léegi nag ñu jeexale ci benn laaj man ak yow ndax xam naa su ma delloo ci sama invité TIC bii moom yaakaar naa fa la waxtu way jeexe mooy tey jii lii nga wax lépp kan moo ci mën a am maanaam kan mooy bénéficiaire yi parce que boobu ba tey yaa ngi répété Castor parce que foofu dama bëggoon ñëw tuuti ci benn mbir. mooy qui est membre de l'association. waaw kay très bien. parce que kan moo mën a bokk ci doomu Castor moo mën a bokk ci doomu Castor. parce que dañu ne doomu Castor Derklé pour le développement. waaw ñu ne tout natif de Castor vivant au Sénégal ou de la diaspora. maanaam mun nga juddoo Castor mais nga am kër par exemple Kounoune. di saluer au passage seen benn grand mu tudd Cheikh Gueye No. Cheikh Gueye. moom il habite actuellement nii à Kounoune. ça fait maintenant 40 ans 30 ans. mais ba ñu tegee mbir mi chaque jour mooy Castor. parce que doomu Castor. mooy le natif. ak deuxième critère bi mooy un habitant de Castor. un habitant de Castor. par exemple yow. mun nga juddoo Sangalkam. nga ñëw jënd kër Castor. am fi njaboot. donc sa adresse c'est Castor. donc lépp lu ñuy def ci Castor bokk nga ci. yow doomu Castor nga léegi. parce que sa adresse c'est Castor. kon Castor juru la mais adapté na la. macha allah. ak troisième critère bi mooy le sympathisant. le sympathisant mooy par exemple koo xam ne juddoowul Castor. mais jeunesse am yépp
Castor la ko passé. mooy ki sopp Castor. mooy ku sopp Castor. très bien Par exemple, comme waa Bascos. je peux citer sax sama benn grand Pa Badji. Pa Badji. moom pingouin. moom il habite à Dieuppeul. mais toute sa jeunesse et Amsata Fall Lokot. mais ñoom toute leur jeunesse Castor lañ ko passé. donc ñooñu ay sympathisants yoo xam ne sont des sympathisants spéciaux ñoom dañuy bokk ci doomu Castor. donc 3 critères yooyu mooy tax nga bokk ci association bii ñuy wax doomu Castor. très bien kon nag pour nga tontu sama laaj. bu fekkee dégg naa la. mooy képp kuy membre ci doomu Castor ci critères yi nga tënk. lépp lu ñuy joxeet yow yaa cay am ku dul ñi du ci am loolu nga wax. déedéet waxuma loolu. par rapport ak action bi ñu def keroog. muy sensibilisation bi. parce que sensibilisation la sur la pandémie. muy coronavirus. di feebar boo xam ne nii vraiment soo indee xàjjax seen rek di nga def musiba. parce que feebar bi indiwul xàjjax seen moom. parce que feebar bi indiwul xàjjax seen. très bien loolu am na solo. c'est vrai dañ ko yamale ci périmètre Castor. waaw mais am na ñoo xam ne dëkkuñu Castor juddoowuñu Castor mais ñoo ngi fréquenté Castor. dañ fi liggéey si dañ fi waxtaan si merci waaw. ñooñu ñëpp ci action bi jox nañ leen seen wàll. très bien macha allah. même les locataires. macha allah waaw parfois da ngay gis benn kër grande famille am ay locataires ci biir ñooñu ñëpp approché nañ leen sensibiliser leen par rapport ak pandémie bi ba pare jox nañ leen ci kit yi. très bien waaw. ban satisfaction ngeen am ci journée bi ak. waaw satisfaction totale mun nañ wax. total parce que gis neen engouement bu mu def au niveau de Castor. jeunesse bi nu ñu jugee jàppante la main dans la main. loolu rek satisfaction la. très bien waaw jërëjëf monsieur Doudou Sène sama waa ji Momar yaakaar naa sama invité bi moom macha allah li tax nga insister vraiment orienté ñu ci moom bi ñu yëgee événement bii ni daal bu ñu sañoon lii àdduna bi yëg ko li ma njëkk a def sax mooy dama ne Momar yow ci sa bopp lay invité nga bàyyi fii la ñëw toog ngeen wax ak àdduna bi pour ñu xam parce que boobu ba tey gisuñu la ana Momar ma nga ca kit yi Momar a ngay mbuus ma ngay kii lii lu rëy la kon kaay wax ak nit ñi mu ne nag kaay ma indi la koo xam ne moom ba toogee ba jóg da nga xam ni macha allah li ko mag ñu ne xam nañ ko on est satisfait te loolu rek lañ ci jublu woon dinañ dellu si nga tàggoo incha allah monsieur Keita monsieur Keita yow moom dafa mel nag ki ma la booleel moom dala neex parce que au moins yow li ngay liggéey am na fruit su ko defee monsieur Keita fi ma bëgg nag ñu jeexale ko intervention ak yow tey moo di génne nga njëriñ yi li nga xam ne moom la technologie am communautaire benn ngi nii mais nag mbir lu mu jëriñ am nay ngaañ te malheureusement ay ngaañam ñëpp duñ ko bokk xam yow ban ngaañ boo xam ne moo la gën a tiital te nit ñi bàyyiwu ci xel sax tey bu ma la ko laajoon boo may génneel ngaañ mu si gën a tiital mooy manque d'intimité maanaam intimité moom mooy maanaam mbedd la mooy sutura amul sutura yëf yi mbedd la mooy sutura yëf yi mbedd la parce que mbedd li mu nekk mbedd moom mooy lépp loo def nit ñi mun nañ si jot c'est-à-dire yow li ngay def nii moom xam nga yow soo amee say profil di def ay vocal yi dañ koy def benn nit nga jox ko benn nit nga def vocal xam nga mun nga nekk si groupe nga vocal groupe bi mais vocal boobu nit ñi mun nañ si dugg vocal yi nga mos a def ñu génnee ko ci mbedd bi waaw mun na nekk ñu partagé ko ba pare dañ koy def à ton insu lépp lu nga xam ne bind nga ko si Facebook maanaam inbox di ko bind nii mun nañ ko bind népp mu nekk nii si benn papier li nga waxoon depuis 2014 li nga wax kenn mu tontu la ñu pare ci kooku nga dem si Fatou wax nga moom tontu la nga dem si Modou ñu def ko nii ay feuilles def ko du Fatou Mafé def ko comme du Fatou Mafé waaw def ko comme livre génnee ko maanaam loolu laay wax intimité benn bi aussi mooy dafa am lenn lu grave lu ci am moom mooy loo xam ne plus ñuy gën a dem dañuy xam ñun ñëpp fan la ñu nekk parce que yow sa téléphone ak ñun ñëpp localisation c'est-à-dire dafa am ay option yi nga xam ne yow soo ko bësee dañuy xam fi nga nekk dëggoo ñuy wax ne amoon na lu fi xew police dafa jàpp nit ki ndax téléphone donc da nga koy dégg fii Sénégal police sax police ñoom dañuy kii mais am na ñu gën a garaaw mooy ñi nga xam ne yow ñooñu seen outil ngay utiliser dafa am ñuy tuddee les GAFA mooy Google G bi Google la A bi mooy Apple
beneen F bi mooy Facebook ah beneen A bu si des mooy Amazon moom la ñuy wax les GAFA yooyu ñoom ñoo ŋànk technologie bi ñoo ko ŋànk société yooyu ñoo ŋànk te société yi li gën a grave société yooyu mooy doole bu ñu am kenn xamul ne mu toll xam nga lan moo lay wan ne am nañ doole nan nga mun a nangoo benn société bu tudd WhatsApp nekk ci Facebook nekk ci virtuel gën a cher ñu ko doon jaay mu gën a cher société bu mel nii Renault nga xam ne depuis 1800 nangam Renault am na ay nit comme ni ñu koy waxee ay nit njaay ñoo fay liggéey. di defar oto. di defar oto c'est réel. waaw ñu jaay Facebook mu ëpp doole mu gën a cher loolu yow nan nga koy nangoo loolu. xam nga moo lay won ne àdduna bi beneen àdduna lañu nekk. bu àdduna bu ñu miinoon loolu moo lay won ñoom seen doole parce que àdduna bi li ëpp solo ci àdduna mooy les données. données yi si nit ñi information si nit ñi moo ëpp doole pétrole bi parce que plus ngay am ay données plus. di nga mun a xam parce que réseaux sociaux yi comme ni nga koy waxee yow moom ngay bañ a dégg mais réseaux sociaux yi mi ngi ci kër yëpp lañ nekk kon parce que lan moo tax yow xam nga yow dafa am loo xam ne da nga koy wax ak suñu nekkoon ami da nga may wax nga wax ak sëriñ monsieur Sène nga wax ak moom mais da ngay wax ak ñeneen mais ñooñu ngay waxal ñëpp ñoom dañ koy xam dafay décliner sax sa identité. c'est-à-dire mun leen sax analyser sa personnalité. loolu la ñuy wax le cyber comportement c'est-à-dire da nga am benn cyber comportement c'est-à-dire dafa am yow nu ngay comporté woo si internet comportement boobu dañ koy analyser. suñ ko analyser ba pare. lu si ëpp nag c'est pour jaay la ay affaire jaay la par exemple parce que yow soo dem si internet du xool yow ay téere moo la intéressé par exemple ngay bës téere bi xam nga téere yu bëri mi ngi si mais sooy bës téere da ngay bàyyi ay traces. traces yooyu ngay bàyyi xam nañ yow benn jour ngay jékki-jékki rek ñu envoyé la ay publicité téere waaw parce que xam nañ ne da ngay bës téere affaire bi noonu lay doxee dañuy xam da ngay bës téere donc lépp gis na dafa am ay affaires yu looy seet rek am na ko toog di gis ni yow yaa ngi seet waaw machine moo lañ koy wan parce que loolu la ñuy wax intelligence artificielle gis na intelligence artificielle fa leen toll léegi moom mooy machine bi day mel nii day xalaat waxin la dafa am lu ñuy wax dafa am benn langage bi am machine learning mooy lan mooy machine bi dañ koy jàngal pour mu xàmmee xam nga xale bu juddu nii gis benn oto xale su juddoo gis benn oto pour la première fois su yàggee tuuti day xàmmee oto waaw ñaari yoon ñetti yoon day xàmmee oto mais machine day xàmmee oto xam nga nan lañ koy xàmmeele machine dafa am loolu la informatique la bu xóot sax machine dañ koy won ay oto façon oto yu bëri bokkul ak nit suñ ko waree ñaari yoon ñetti yoon oto dañ ko xam mais machine bi peut-être nañ ko won ay 1000 oto pour mu soog a xàmmee oto yow soo demee yow di nga dem Google soo tapé voiture rouge lay génneel waaw soo fàtte voiture verte daf lay génneel voiture verte est-ce que nit moo nekk si ginnaaw di la ko won non nit nekku si y a une intelligence artificielle qui est là-bas pour te montrer que non c'est automatique soo laaloon mais d'un homme noir daf lay génneel mais d'un homme noir amul benn nit bu gaawee noonu nga xam ne soo ne bee noonu non loolu machine moo koy def c'est ça l'intelligence artificielle te loolu xam nga lan moo koy dundal loolu am na risque nag xam nga risque bi mooy lan risque bi moom mooy lépp lu nga xam ne ñun dañ koy liggéey ci lañ jëm moom da koy liggéey après parce que xam lan moo tax ñun ñëpp maanaam ñi ngi dajale ay xibaar di ko jox ñu ngi jaay ay xabaar yooyu xam pour lan la pour dundal ko la parce que xabaar yooyu moo tax muy analyser parce que su demee ba man voiture vert boobu voiture yu vert yooyu kan moo koy dugal ay nit koy dugal ñuy jaay ay oto ñu dugal ay voiture yu vert wala man may woon sama benn xarit ne sama oto dafa vert ma dugal ko ci ñoom dugal nañu ko ci de léegi voiture yu vert yooyu Google tapé Shabiba TV mais Shabiba TV yéen a ko si dugal loolu moo tax mu génn fa léegi comme ñun ñëpp li ñuy dugal moom loolu lay dundee da koy dundee pour que plus ñuy dem rek ñuy gën a xam dañuy gën a xam ni ñooy ñan ñuy dem rek di ko jox muy lekk rek di ko jox ñun suñu ngénte ñu ko suñu def suñuy takk suñuy làkk di def ni ay vocal billaahi wallaahi vocal bi dañ koy analyser machine na dem ba làkk wolof parce que li fa nekk ci wolof dafa bëri machine dafa dem ba suñ ko laajee wallaahi non dama leen di wax malheureusement j'ai pas eu beaucoup de temps pour andil la ay affaire dama leen doon beneen yoon dama lay andil dara mi ngi tudd Amazon Echo léegi yooyu ñuy laaj dafa commencé génn léegi si machine yi nekk ay jëmm
da nga jël benn affaire mel ni baaful nga teg ko fi mais jaatul nga dem si internet di tàppe di wax ne bon dama bëgg dem Chaviba TV wala dama bëgg laaj météo ceretu ko da ngay jënd affaire boobu nga teg ko soo ko tegee affaire dañ koy connecté si internet soo ko ne écho ban heure moo jot mu wax la ko écho ban temps xam nga kii météo mi ngi si internet moo ne le temps léegi nga ne ko écho dama am réunion 17h samedi fàttali ma ko wallahi 17h samedi mu ne la allo monsieur Mbengue bul fàtte de réunion bi yaa ma ko waxoon non c'est-à-dire yëf yi dafa commencé la génn si machine yi nekk ay jëmm nga koy andi sa kër ngay wax ak moom mu lay tontu. te li gën a garaaw ma yokk si leen moom mooy soo ko fayal li ngeen di waxtaan day dem ci réseau bi seen waa kër yi toogal kii wal fii jox ma boole kii bi añ bi baleel fii yooyu yëpp da koy enregistré waat yóbbuwaat ko si réseau bi enregistré ko foofu. man nag moom damaa tiit moom en tout cas jërëjëf monsieur Keita. wax dëgg yàlla li taxoon Fall joxoon ñu la. muy suñu chargé de production bi ma amee inquiétude bi. ni ko daal man bëggoon naa ñu waxtaanee tuuti nag technologie bi baisse rapport ndax baatu réseaux sociaux dem na sax ba fàtt na nit ñi ba boo ko tuddee sax borom kër gi tiit lu tuuti la ci moom borom kër gi day tiit foog ni moom mooy mbedd ma xale yee yàqoo. kon nag lii nga fi indi wax dëgg yàlla ci xam-xam te il faut nga ñëwaat loolu moom am na solo lool monsieur Sène waaw doomu Castor doomu Castor yaakaar naa décliné nañu objectif bi lan la wax nañu tam perspective yi lan mu nekk suñ kanam wax nañu tamit lan lañ ci tegagu comme acte bu fort waaye fi mu ne boo amoon benn message boo xam ne yaa ngi koy lancer la jeunesse sénégalaise dans son ensemble message boobu lan la pour Sénégal nag yëpp ni moom Sénégal mu jóg taxawal ko boppam. waaw message bi may lancé vraiment di la remercier aussi sa question bi. parce que dafa doon question bu am solo. parce que Sénégal dañuy constater que la jeunesse est très forte. La population on a une population vraiment très jeune. ñu doon des jeunes yoo xam ne ni dynamique engagé yu bëgg liggéey. mais parfois doo comprendre da nga naan est-ce que dañu manqué des encadrements pour ñu mën a dem ci kanam parce que une jeunesse dafa am lu mu laaj. Première chose bu mu laaj mooy avoir une formation. waaw important. La formation parce que jeunesse sans formation mooy waral nga gis jeunesse bi nekk ci mbedd yi. di teg ay naan dañuy jaay café. waaw di jaay ay marchand ambulant. di jaay ay détails yoo xam ne ni vraiment c'est pas ça. daanaka du la rapporter dara. te xel maa ngi fi. ci côté boobu may saluer sama benn grand bu vraiment bu nekk ci domaine boobu. mu tudd monsieur Cheikh Omar Ba. moom toute sa vie da ko def sur la formation professionnelle. di dimbali ay xale. yoo xam ne xaaru ci dara day def rek te yàlla tax. di ci def liggéey bu am solo au niveau de Castor et de Dieuppeul. macha allah malheureusement sama gars yi mooy signaler ni temps bi waxuma la jeex na waaye ñiit naa ko sax. waaw léegi nag ñan ngay nuyu. waaw di gërëm waa Castor ñëpp nag. waa Castor di gërëm waa Castor ñëpp parce que su ma toogee fii waa Castor laa fi toogal. soxna si tuddagoo ko de. soxna Awa Diop. ak soxna yi waaw ak waa kër yëpp daal. su ma limee rek damay jóg. di gërëm waa Castor su ma waxee waa Castor rek. lim naa ñëpp. parce que Castor dafa doon cité bu spécial maa la koy wax léegi. Castor mun nga fa juddoo màggee fa taqe fa soxna ba faatu fa doo génn parce que lépp se trouve à Castor. kon daal biir Castor am nay soxna. am na lépp. ayca macha allah monsieur Sène jërëjëf ñu sant la gërëm la ci teewaay bi xam naa doyalu ma malheureusement temps bi moo jeex ñu sant gërëm ñi nga xam ne rek ñoo àndoon ak ñun monsieur Keita yow itam sa mot de la fin. waaw mot de la fin bi rek moom mooy bon ñun li am nii yëpp ci wàllu technologie bi aussi ñun dañoo bëgg jeunes yi aussi ñu songu ci liggéey parce que bu ñu ko bàyyee tubaab yi. suñ ko bàyyee tubaab yi bu nañ yàq adduna bi. donc ñun tam nañ si liggéey mais aussi waaw bu ñu nekk ay consommateurs nañ nekk ay acteurs bon léegi sax nit ñi commencé nañ si prendre conscience quoi jeunes yi aussi ñu ngi jéem a yëngu bu ñu ko bàyyee kenn parce que
li tubaab bi mën moom la ñu mën ëppale wuñu dara chinois yeeg yëpp kenn ëppale wuñu dara donc ñun tam nañ ko approprié wu liggéey comme jamono moo ko andi buñ nekk fii di wax baaxul mais nañ si liggéey seet sul baaxul ñu sànni ko fële liñ si mën a jariñoo ñu jariñoo ko ci quoi je crois que loolu moo ne comme jamono moo ko andi nag xamul ne fu mu ñuy yóbbu waaye en attendant buñ toog di xoolee dañuy def dara donc nag bon vraiment maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu waa Bastos maa ngi nuyu aussi sama soxna vraiment dafa ma jàppale na bu baax parce que man moom bon kër gi yëpp ay matériel la quoi dama def foofu nga xam ne kenn xajul fenn donc vraiment te loolu muñal na ma ko quoi maa ngi vraiment remercier aussi sama doom yi bon vraiment noo gisee waa Castor 3D mu jeex waaw noo gisee waa Castor 3D non waa Castor 3D ils sont bien Castor ñu baax rek ñoo fa dëkk parce que man Castor fa laa jàngee quoi parce que j'ai beaucoup d'amis à Castor gis nga kon nag ñëpp ngi réclamé wu Castor jërëjëf monsieur Sène jërëjëf monsieur Keita mbokk yi ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant nag équipe bi nga xam ne ñoo ñu gunge woon ba ngeen mën ñoo gis équipe boobu monsieur Keita may dalal sa xel monsieur Sène yow it may dalal sa xel ni jeunesse bi nga xam ne moom ngeen waxtaane tey publicité leen équipe bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun fii ci télévision bi c'est une équipe jeune composée de jeunes talentueux ñoo xam ne dañoo wax dëgg yàlla man seen liggéey may xalaat Modou Fall suñu chargé de production macha allah jëlee fii moom xam ne rek yëfam la mu koy doxal yàlla gën ko ci jàppale Momar Prosper Gueye bokk ci ñun waaw ci ñun la bokk nag dama ko bàyyi Castor 3D déedéet fii Chaviva TV moom it macha allah di def liggéey bu rëy ñu ngi koy sant di ko gërëm Mor Talla moom itam Baye Mor di régisseur bi nekk ci régie bi di jeune boo xam ne moom it xam-xamam la topp ba am la nga xam ne moom moo ko ci yàlla wërsëgale mu ñëw versé ko fi nga xam ne moom moo di Chaviva TV xam naa suma paree Modou Fall dina jàppati sama nopp yi ndax temps bi jeex na tàkk waaye nag sama invité yi moom wax dëgg yàlla maa ngi leen di ñaan solennellement ngeen dellu si waat ñu eggale yi ndax kenn ci yéen épuisé wul li mu doon wax mbokk yi tàkkusaanu Chaviva la woon ak seen mbokk Ndiouga Mbengue di leen jox dig daje beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillah may jóg di way Sëriñ Abbas mi yàlla fay may ko lu